الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk auditeurs ak auditrices yu rajo Témoin FM 107.0 di émettre fii ci Mariste résidence ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di amaat mbégte dellu si waat ak yéen ci seen émission bi ñuy wax médecine par les plantes ngeen tàmmoon ko dégg talaata bu jot 21h jàpp 23h léegi médecine par les plantes mu ngi am talaata bu jot 20h jàpp 22h 20h jàpp 22h moom la médecine par les plantes di am professeur Cheikh Omar Diop di leen ko defal. nekk professeur en civilisation islamique waaye xam-xamam màcc aussi tam ci li nga xam ne moom mooy wàllu plante ma ci ànd saa su nekk ak ki nga xamante ne nii moom mooy Mouhamed Aidara Chérif ma ci ànd ak Chérif Aidara saa su nekk rek di tamit ànd ak ki nga xamante ne nii moom mooy Omar Sène nekk directeur technique bu rajo Témoin FM 107.0 kon xam naa comme que dañu commencé avec un grand retard ñoo ngi nuyu ñëpp cat ba cat ñoo ngi leen di ziare avec toute la classe 90 auditeurs ñoo ngi leen di nuyu kon xam naa ne Chérif dama lay bàyyi rek nga nuyoo su ko defee ñu daal di dugg ci waxtaan bi di jégaluwaat encore une fois ci retard bi nga xam ne retard nañ ko Chérif maa ngi lay ziare. maa ngi lay nuyu di nuyu professeur Cheikh Omar Diop di nuyu mboolem auditrice ak auditeur la 107.0 du Témoin FM di leen dalal jàmm ci seen émission la médecine par les plantes ni ñu koy faral di defee talaata gu ne 20h jàpp 22h ci waxtu wi. waaw ni ñu koy defee talaata bu jot 20h jàpp 22h ndax waxtu bi moo soppeeku professeur ñoo ngi lay ziare bu baax a baax di amaan mbégte toogaat ak yow. ndax damay wax ni saa su nekk yow moom njëriñ nga te yow aussi tamit waruloo nekk koo xam dafa war a noppi kon ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax. te na moom maa ngi leen di fay a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi hadihim ila yawmi din Cheikh maa ngi lay delloo ziar bi di nuyu mboolem auditeur ak auditrices yi ñuy déglu ak fu ñu nekk ci àdduna bi. waaw jërëjëf tey professeur xam naa ne c'est Chérif li ñu war a waxtaanee moom mooy li nga xamante ne nii moom mooy njëriñal plante yi njëriñal plante yi dinañu ko waxtaanee waaye dinañ waxtaanee ci li nga xam ne aussi tamit que ne les maladies chroniques dinañu ci waxtaan dinañ waxtaan tamit ci li nga xam ne pourquoi tey par exemple plante yi duñ ko bay ndax gis nañ ne réew yi ay Europe ak yeneen di bay ay plante di ko importer tey Sénégal peut-être que tey miinaguñu loolu te yaakaar naa ne aussi tamit war nañ cee mën a yee askan bi ba li wax leen ni ay plante yuy faj war nañ koo mën a béy su ko defee dina gën a yokk koom-koom bi waaye ñu bañ a limité ci biir war a béyum gerte ak béyum dugub rek loolu lépp dinañu ko waxtaanee ak aussi tamit tey santé fi mu toll secret yi nga xam ne war nañ ko mën a def ndax ci médecine ku ko wutal kenn wut ko wutal frontière tey Chérif moom la ñu war a waxtaanee ak professeur. moo amati solo bu baax a baax Baye Cheikh comme ni nga ko waxee ndax bu ñu xoolee fu mu toll nii ñu bëri ñoo ngi daw di wutali médecine bi ñu ne pajum wàllum garab googu nag nees koy amee nees lay mën a def ci jëmbi doomu aadama ji ak gaawaay gum ci def fan la ñuy mën a jaar ndax ay composition la jaar na yoon ñu xamal ko way déglukat yi muy ñu góor ñi ñuy jigéen ñi te dinañ waxtaane tamit comme ni nga ko waxee les maladies chroniques muy jàngor yi nga xamante ne dañu fee commencé di yàgg nag di sax ci doomu aadama ji nees dañuy mën a def ba wàññi njàqare googu coono googu ci doomu aadama yu Baye Cheikh. waaw tey professeur gis nañ ne tey Sénégal ci wàllu plante peut-être que yow yor nga lu laaj mooy paj ci fajee fajum fleur ndax la may wax mbokk ma rek ma ngi nuyu sax sama mbokku séeréer yi ak joolaay man Cheikh Fall soo xalif général des joolaay séeréer ma ne ko li nga xam ne moom mooy wàllu fleur plante di ci faj dafa nekk loo xam ne boo amul une maîtrise parfaite maîtrise des plantes soo moytuwul doo ci mën a faj parce que kenn mënu cee làmbatu ba nga faj ci donc il faut nga xam les plantes toxiques les plantes exotiques les plantes cultivées les plantes sauvages ainsi de suite pour nga mën a faj ci li nga xam ne moom mooy wàllu plante te gis nañ ne aussi tamit yow vous êtes diplômé de l'université de Tunis fi nga xam ne moom nga def pendant 13 ans pour jàngal ci lépp loo xam ne ci wàllu xam-xam la nekk professeur en civilisation islamique waaye aussi tamit jàng ci wàllu li nga xam ne moom mooy plante tey yow tolluwaayu Sénégal nan nga jàngatee Sénégal d'abord ci li nga xam ne moom mooy wàllu plante. waaw Cheikh ginnaaw bi ma leen nuyoo di nuyu mboolem auditeur auditrice comme niñ ko waxee mu nekk loo xam ne nag aussi
mbir mu jar seetaat la ndax boo seetee wàllu gàncax ñun àll liñ ci am kenn xamul nu mu toll. jaadu woon na tey sunu àll bu yaatu bii tey ñu war ci mën a liggéey lu bare xam naa dinañ ci wax ci kanam mais njëriñal gàncax mooy lan d'abord parce que nit ki mënul dund sans mu am environnement bu baax te dañu xamul ni nit ki mënul am oxygène bu baax wala mu am oxygène te amul gàncax c'est impossible mënul nekk moo tax te ci wàllu gàncax sax dafa am ay comme par exemple bu dee mbay mi lañ dugg nii dafa am lu ñuy wax nabatat al masrua wal maxruza wa tilqaiya ñetti groupe yooyu moo fi am te yaakaar naa ni catégorie bi may lim lépp am na ci réew mi tey mais nuñ koy jariñoo moo doon sax suma problème ndax boo seetee al masrua bi ñuy bay man gisuma ko fi Sénégal bu ñuy bay gisuma ko fi xañ na dox naa ci jardin yi wër naa def naa tournée dugg naa ci àll bi mais gisuma fi kuy bay ay plante médicinale ci réew mi te loolu moo njëkk a garaaw lu tax mu garaaw mooy kon dañuy dund rek comme ça nii di làmbatu rek mais du ñu mës a am garab bu ñuy faj ñun ci suñu bopp te damay wax toujours ni garab ku ko defarul sa bopp mënoo ci am li nga bëgg parce que toujours man bu ma defaree sama garab tey supposons man lu ma neex mën naa ko def ci sama garab parce que tey jii ma wax la garab bu am toxique plante boo xam ni c'est une plante toxique nga jël ko liggéey ci garab bi da koy topp en même temps nekkaat médicament toxique mais nan nga war a mën a def ba nit jariñoo ko te duñ am loraange foofu la étude bi nekk mu am yeneen plante yoo xam ni moom la ñuy wax almaxrosa yi nga xam ne dañ koy arrosé pratiquement sax Europe yooyu lañu am yi ñuy arrosé nga xam ne dañ koy arrosé seen bopp di ko bay boo demee France moo fa am tey boo demee Égypte tey am na benn plante bu ñuy wax xabatul baraka bokk nag xaba sawda am na ñu koy xaw a mélangé boo demee ñoom ñoo ngi bay lu toll ak 1986 hectares loolu lañ ko ciy bay nga ñëwaat ci beneen plante bu ñuy wax yaanisoon mooy étoile vert dafa am étoile rouge étoile vert bi étoile rouge baaxul pourquoi parce que dafa gaaw ci lottal góor tey jii boo koy jël maanaam sa deret bi nga xam ne mooy jaar ci sa sexe bi nga ci sa raakolu sexe maanaam loolu artère la tudd ci tubaab arab di ko wax charia bu ciy jaar plante boobu boo ko jëlee dafa am benn huile bu ci nekk boo xam ne day xaw a bloqué deret ji moo tax mu garaaw ci joxe ñàkk ngóora maanaam boo ko jël quelque temps rek da ngay ñàkk ngóora moom plante boobu te teewul ñun ñoo ngi koy togg di ko def plat kii ci cuisine yi maanaam say plat yi nga xam ne moom nga togg si kër gi beneen bi mooy am na bu ñuy wax kaamoon moom la ñuy wax cumin bi nag boo duggee ci biir dafa am lu tolloog ñeenti xeet ci cumin nga xam ni cumin tey boo koy jël da ngay gaaw a am yaram maanaam nit ku faible ni tey boo jël cumin da ngay gaaw a am yaram comme ñu mel ni ñun cumin ci kenn rek la baaxul mooy ñi nga xam ni dañoo am insuffisance rénale nga ñooñu moom waruñu jël cumin même buñ leen koy toggal sax waruñu ko lekk te boo demee ci ay supermarché yu mooy bañ a tudd fii mag fay fees dell nit ñi di jënd di dem kon jaaduwoon na ñu xàmmee plante yi ñu war a di lekk boole ci lekk ak plante yi ñuy jël ak di ci fajoo ak plante yi nga xam ne bii antiseptique bii moom lañ koy ciy defaree kon lii yëpp ay xeetu plante yu ñuy liggéey la ba ci saabu bi ngay sangoo yow benn xeetu plante lañ jël defar ci saabu kon jaaduwoon na ñu xam ko kon da nga gis nekk na benn koom-koom boo xam ni dafa lëmb lépp garab tey ci àdduna bi lu ko gën a cher amul kenn werantewul loolu garab tey ci ngay lekk garab ci ngay sangu garab ci ngay naan garab ci ngay diwu kon loolu yëpp tey yaa ko bëgg a liggéey ci benn plante rek laa gis Sénégal boo xam ne bii moom attaqué nañ ko di ci liggéey lu ne xëy na sax toxique bi léeg-léeg ñoom am na ci ñu bëri duñ ko dindi muy lan mooy aloe vera donc à part aloe vera yi ci des yëpp moom dañuy lekk di dem rek mais gisuma ci benn étude bu ma mës a dégg wala bu ma xam boo xam ne dégg naa ko ci def cumin boobu ngay jël tey boo demee Inde tey ñaata tonne lay jël di ñu ko jaay te pourtant waroon nañ ko bay suñu tool yi ndax gaaw na meññ gaaw sakkan na moom cumin boobu anisoon mën nañ ko fee bay
asariyoon mën nañ ko fee bay xabatu riyaa mën nañ ko fee bay xasisaat yépp mën nañ ko fee bay te loolu ay xeeti plante la yoo xam ne bii ku ci bëgg a gëstu tuuti rek ci wàllu da ngay def plante pulmonaire boo ko defee internet yaakaar naa di nga ko gis mu nga def les bienfaits di plante pulmonaire mais nag am ko mooy jafe balaa ngay jël plante boo xam ne bokkut ak boobu képp koo xam problème mu poumon nga am peut-être say respiratoire wala yu mel ni yooyu boo ko jëlee mais nag dafa am noo koy composé tout parce que abatito wuñu sax di di wax directement ay plante nuñ koy jël parce que Sénégal dañu xaw yàkkamti te puis bëgguñu étude bu ñor maanaam jàng dañ ko yàkkamtee parce que lépp loo ciy jàngal rek li ngay njëkk a gaaw mooy xaaral ma pratiquer ko rapidement te du noonu parce que am na test boo koy def am na test personnel ñu bëri sax boo déggee ñu la pourquoi test clinique non buñ duggee ci test clinique rek dañuy dugg ci domaine commercial mais am na test boo xam ne da nga koy jàng à part la boo xam ne mun nga ko def mu jàll nga xam ko pratiquer ko plus de 3 mois yoo xam ne yaa ngi ànd ak plante bi lépp lu ciy toxique nañ la ko jàngal nga xam ko ak la nga cay mooy toog la nga cay jël. texte bi nga wax noonu test yooyu fan lañ koy testé. non test yi dafa am looy testé. par exemple tey boo jëloon tey ci suñu benn plante bi ñuy jël nii tey nga xam ni moom la ñuy jaay ci rajo bi te dinañ ci waxtaan. kooku dañ lay jàngal ni la plante bii kat plante exotique la. aayul amul lenn lu ci lore amu ci. amul effet secondaire. très bien mu ngi noonu xale da koy naan jigéen ju tollu diggante day naan mag mu to sonn jigéen góor et cetera. ñu la plante bii nag attention comme kimé bii may wax tey moom lañ lay wax ni la yaamal al ka munabbihin laa yajuuzu isticmaaluhu li marda alcooli laa yajuuzu isticmaaluhu li marda alcooli képp ku am feebaru rein waroo koo jël baatu sax daganul la fa utiliser en arabe donc kon dinañ la wax feebar yi ñuy bañ d'abord parce que loolu ay recherche yu pare la recherche yoo xam ne amatul loo ci étudier la parce que def nañ essai clinique bi def nañ étude bi mu leer pratique bi moo ci des te pratique bi boo ci àggee da ngay pratiquer ba gis li mu la jox te yaakaar naa ne ñun en fait plante bi ñuy jaay tey man dama feebaroon faju ci voilà donc am na ay fullaay ba ma feebaree faju ci ma étudier ko ñu jox ma sachet bi ma xam ne lii plante la presque li ma gën a poussé sax ma sonn ci def ay études jàng ko université ba génn ci toppaat ko di ko recherche loolu bokk na ci parce que ba ma fajoo ba wér laa lii mënuma ko fi bàyyi donc loolu bokk na ci li ma poussé parce que il faut ñu gëm ni xam-xam il faut ñu sonn ci balaa ñu koy am li waral lii lépp tey lu tal ni pays mënoo fi citer ay tool yoo xam ne war nañ wax ni lii kat ay plante médicinales yu bëri ñuy bay la ci façon xeet bu nekk nag parce que même bu dul plante médicinales yi dafa am plante yoo xam ne bi maanaam tey plante cultivée yi plante yi nga xam ne moom la ñuy lekk tey pas que lu mel ni banana wala lu mel ni orange wala mais waroon nañ ci xeetu kimé yi nga xam ne ñun dañ koy jëgaani même boo gisee tey gisuma fi toolu romarin tey mënoon nga jël plante bu mel ne romarin tey gisuma fi toolam gis naa ci ay quelques plantes yoo xam ni sax dinañ ko génnee ci jardinier yi nii rek à part te loolu yëpp waroon nañ ko yokk daal parce que gis nga plante chérif ma doole la ci nii dafa am plante yoo xam ne bii dañuy dund par exemple boo ko defee sa kër dafay gën a baaxal say respiratoire te yow mënoon nga en fait di ci jël quoi nga xam ne bii dafa lay defal dépératif day raxas sa deret nga xam ni intoxication yi nekkoon ci yow ak infection yi et cetera yooyu day mën a génn te pourtant en vision nga koy jël dagg say fooy defar ci comme ni ngay naane ataaya comme ni ngay naane kii waaw mais sëñ Cheikh xam nga yaa ngi wax wàllum tool yi ñuy béy ak nangam sangam ndax jotul tey yéen ñu reconnaître leen comme il le faut ndax buñ naan reconnaître nañu la médecine traditionnelle mooy paj ci wàllum garab ba léegi signature ba génnagul kooku bu ne dafay xëcc ci ay tool yi ñuy béy ndax du gën a yokk jafe-jafe ci mbir mi. waaw mais aussi tamit dafa am lu ma jaaxal foofu Chérif. li ma jaaxal mooy OMS organisation mondiale de la santé bi nga xam ne mooy yilif ko loolu fajkat dafa reconnaître li nga xam ne moom mooy médecine traditionnelle depuis 1978
parce que dafa wax ne lu ëpp ci askan bi 90% ci askan bi ci li nga xam ne mooy praticiens yi la ñuy fajoo. man je pense que ne jamono bi nga xamante ne nii ñu ngi wax ñu bare bon ku su wuy di sëlëm doo seet je n'ai rien contre ñenn ñi. Je suis d'accord qu'on ne doit pas jouer avec la santé des gens. Mais je pense que aujourd'hui ci médecine traditionnelle am na si ñoo xamante ne nii wax dëgg yàlla am def nañ étude jàngkat yi jàng nañ fa ñu war a jàngee am lijaasa yi ñu war a am te yaakaar naa ne bu nekkee ne maîtrise des plantes rek am nañ ko. kon foofu tiitaange amu fa. lii boo noonu kay mooy di xooy rek di jàmb di naan comme ni ko kii di defee joolaay wala séeréer yi ndax man maay xalifa général bi donc loolu moom moo bon ba nga jëlee ci nag nga nit ci lor ndax nit ñi. tey il faut que ñu retourner vers les plantes ndax secret yi plantes yi te plantes yi ñoo yore lépp artémisia kii baa ngi nii Covid baa ngi nii ñuy indi ay ñàkk ñu la doon wax ay artémisia coow lu mel ne tuq su bënn di la wax ay pervenche yaakaar naa Cheikh Omar dina ci ñëw de Madagascar te fekk avant que ñoom kenn ñëri di ko wax sax fekk na loolu gars yi jàng nañ ko bu yàgg ñëw toog je pense que bien Cheikh Omar professeur mais léegi où est le problème waa xam nga artémisia am na fi boobaa yàgg naa mais ñun xamuñu ne sax artémisia am na fi parce que lijjanti wuñu ko. waaw artémisia am na fi booba mais ñun toppatawuñu ko parce que xamuñu ne sax. artémisia xamuñu ne sax artémisia am na fi. kañ lañ xam ni artémisia am na fi bi ñu gisee que ni Madagascar mu ngi ciy def ay effort commencé di yëngatu daal. di créer ay médicaments. ci la ñu jógee Afrique yëpp commencé di ci yëngu pourtant loolu. boo jëlee artémisia tey suuf si ñu ko dàq a bayee ci àdduna bi Afrique la tey Europe amul espace boobu ba pare climat Europe artémisia bëggeewu ko noonu. plante boobu ci lay dàq mu ngi mel ni aloe vera ñun plante yi gën a baax suñu suuf si la gën a nangu mais malheureusement ñun xamuñu ci loolu. jéemuñu ko bay xalaatuñ sax lu ci jëm ndax buñ xalaatoon lu ci jëm kon dafa tolloon ni nag buñ ko doon bay sax même buñ ko fajoowul dañ koy jaay. parce que am na ñoo xam ne tey amuñu espace soxla nañ plante yi. boo ko doon bay tey da nga koy jaay. pour commercialiser ko. waaw très bien bu boobaa Sénégal dañuy jariñu mais àll baa ngi fii voilà suuf si ñoo ngi jéem leneen ak di ci xëccu leneen loolu muy mbir mu doy waar daal. àll bi wàllum taax lañ fa jëmale daal. mais est-ce que ñoom tam xam nga ñun gerte lañu gën a miin ak dugub parce que déjà li ngay wax nii ñu doon bay ay fleurs même buñ ko fajiwul di ko commercialiser xam nga tey ñun dañuy xaar ba benn étranger jógee fële. ñu jox ko ci àll bi mu dagg ko di ko jaay ba ñu gis ci njëriñ ñu door a jax suñuy suuf la suñuy kii la te or que yow waroon nga mën a def xam-xam bi mu la nga gëstu ko nga côtoyer nit ñi ba nga xamante ne nii peut-être que li lay gerte di rapporter wala dugub yaakaar naa plante dina la rapporter fukkam mais nag. waaw bien sûr kan la ñuy tasal pour ci xam-xam boobu pour mu wax leen ko. déedéet xam nga mbir mi jafewul parce que tey jii réew boo ko yoree comme nii tey experts yi man li ma mës a gis en Tunisie gi ma jàngee. dañuy lancer un appel ci spécialistes yi kenn ku nekk ca la nga jàng ñu war a def test bu boobaa doomu réew yi ko jàng nekkoon ci ay ruq te xamuloo ne ñoo ngi ci réew mi bu boobaa dañuy génn pour jariñ seen réew parce que xam-xam bu fekkee ne dëgg la ci yow mënul nekk benn nit moomu ko. lu tax benn nit mënu ko moom. benn nit da ko moom de tubaab bee ko moom lu mu ne kenn mënu koo faj ñëpp ñu ne kenn mën ku ko ne mën naa ko faj ñu dara génne. waaw mais loolu moom la intéressé waaye. kon ñoom kay kon ñoom fi mu nekk kon ñoom ñoo. waaw adduna bi. waaw ba illaa yow mi diini adduna bi yàlla daf ñu ko boole. waaw soit lenn rek moo fi mun a nekk nga dund ci jàmm may nit ñi ñu dund ci jàmm mayoon nit ñi ñu dund ci jàmm doo dund ci jàmm mooy tubaab yi parce que tubaab yi li ñuy wootee ñoom. foo leen fekk rek dañuy woote tolérance mooy bu ñu dendee kër ma ak yow nañ bàyyi kenn ku nekk dund ci jàmm ñu dundandoo quand yaa may déranger rek yow pare woo pour dund ci tolérance donc ñoom am na feebar yoo xam ne bii mais tubaab bi mënuñu ko faj est-ce que ñun dañ leen di xaar ci feebar yi ñu mënul faj ñoom ñun dañuy croiser les bras di leen xaar ba keroog ñu koy mën a faj ñu ñëw fajal ñu ko wala. waaw parce que dañuy def ay effort. non mais am na loo xam ne ñoom bu ñu nee maladie parce que cité nañu des maladies yoo xam dañ ne maladie incurable la te maladie incurable yooyu ñuy wax mooy maanaam yoo xam ne kenn mënu koo faj tey jii d'accord que médecine coranique am na médecine prophétie médecine par les plantes te yaakaar naa ne tey képp ku ne woon mën naa koo faj
xam nga fi mu nekk nii corona bi mu ngi fi mais symptômes yi ñuy wax corona am na plante yu koy mën a faj benn. beneen bi feebu jaune ñu ngi koy waxaat pays te fële ci kii ñu ngi koy. Kédougou environ. waaw am na si yeneen yoo xam ne kii maladie incurable yi may maa ci beneen. mais bëri na Baye Cheikh yi ñuy tudd ci ay maladies. kon kay xanaa kon tubaab bi mooy buur di. tey pour sax ñu ne la diabète mënees na ko faj ba mu wér problème la. waaw tension du wér. waaw aussi ñu wax et autres. aussi tamit hépatite B. hépatite. waaw. xam nga ñun man dama jàpp ni ku am xam-xam rek te gëm yàlla sax waroo ngaan sa gémmiñ ni feebar nangam du wér parce que yow du yow yaay feebarale du yow yaay wéral yàlla mooy joxe feebar te yàlla moo koy wéral ñun loolu la gëm ak ku ko gëmul te prophète bi dafa wax textuellement ni lu kullu daa in dawaa'un feebar bu wàcc rek am na garab bu wàcc bu ko mën a faj mais li ci des mooy les chercheurs ñoom ñoo war a wàcc sur le terrain gëstu ji loolu te yow li ma jaaxal mooy en tant que yëngu ci wàllu faj feebar bi nga xam ni yow nee nga kenn mënu ko faj mais yow yaa gëm loolu mais am na ñu koy faj te boo taxawoon tuuti am ku la ne am na fu ma ko fajoo. ndax ñooñu di ko faj aussi manifester nañu ba jox intérêt ci li ñuy def pour nit ñi mën ko fulaal aussi ëllëg ak jàmm bu dee yoon taxaw na. ba tey ñu mën a rapproché wu. ba tey ma tegal la leen dama la jox exemple bu ndaw rek ci tey li ñuy wax prostate. xam nga waxoon naa fi ni leen médecine complémentaire la médecine traditionnelle ak médecine moderne. manu ñoo bañ a ànd. complémentarité la. manul nekk foog ñu ànd. xam nga lu tax bu dul lool nii la malade yi di dawee. kee day daw jëm fële kee daw jëm fële kii bu tëlee ni la demal seeti kee. kee bu demee ba mu yàgg mu la demal seeti kee. kon kay ñaar ñi bu ñu àndoon day gën a gaaw. ma jox la benn exemple day encaissé rek. Cheikh ma jox la benn exemple. ba France fépp laay wax. parce que man voilà suñu maladie sax est-ce que pour France. waaw nit ku tëdd France daj lu nekk nga toog fii envoyé ko say sachet mun naan ko lu wax la ni la wér naa tey bu ma toogoon fii dina tegal ay audio di sawaay mat na émission. te plante bi ngay liggéeyee parce que liñ dul gëm mooy war naa mën a nekk France benn waay bu nekk Sénégal faj ma loolu am na lu ñu mën a dugg ci seen bopp. pourquoi parce que dañ yaakaar tubaab ba mën lépp mais tubaab bi tooñu ñu kenn parce que tubaab waxu la maa mën lépp. dafa ne la li ma man maa ngi koy def te li ma gën a seetlu ci médecine boobu sax intervention moo ci gën a bare te intervention mbiru appareil la te garab médicament dafa gën a woyof ma jox la benn exemple tey jii par exemple Cheikh nit ki xëy suba sawte ko wala par exemple du njëkkee foofu sax dafay commencer di sawi jaabante va et vient saw yi ñëwaat sawaat sonnul ci guddi gi te xam nga bu dee kilifa la da koy déranger mënuma toog ci studio bi dem saw ñëw toog 5 minutes dem sawiwaat ñëwaat xam nga loolu c'est tellement grave feebar boobu la dalee léegi nag nga dem si docteur wala boog bi ngay sawee un bon jour da ngay xëy rek saw bi kale bañ a ñëw wala boog day toq di def ay gouttes wala nga muy metti nga bës dangay def ay effort daal pour saw bi génn léegi yow nga dem si docteur mu kale ñu defal la sonn c'est bon parce que loolu ñoom noonu la ñuy liggéeyee ba léegi kenn waxul ni sax loolu c'est mal dañuy expliquer rek pour faciliter xam ni loolu mooy suñu devoir te loolu moo tax ñuy waxtaan te yoon boobu la ñuy wax pour solution am tey buñ la defalee sonde bi normalement boo demee hôpital dañ lay jox seen médicament yi ba pare bu jour bi ñëwee dañuy dindi raakool bi yóbbu la toilette pour essayer nga saw boo sawul ñu delloo raakool bi sonde bi quoi nga demaat ñibbi noonu la ñuy continuer ak yow peut-être ci li ma xam premier mois deuxième continuer ak yow bis bu ñu la defee test nag dindi raakool bi yóbbu ci toilette di nga saw normal ñu xam ni yow saw nga tey léegi duñ la defalaat raakool peut-être dinañ la joxaat ay raakool nga yóbbaale beneen rendez-vous li ñuy dund ak ñoom laa lay wax ñun malade bi bu ñëwee bu amee saw boobu am nañ benn plante boo xam ne suñ la ko waxee da koy déboucher rapidement avant que muy jël sonde bu dee yaa may dégg
da koy débouché te du jaar ci sonde bi bu jëlee sonde bi ba pare yaa ngi may dégg bu baax. bu jëlee sonde bi ba pare. léegi mun nañ la jox garab gi sax kañ la ëppati importance ci yow moo demee ba yor sonde bi parce que foofu deret bi peut-être mun na jaxasoo ak saw bi su ko defee infection day am te foofu bu continuer mën na am mu am cancer de prostate mais balaa nga cay àgg soo amee plante bi di ko naan dafay raxas deret bi yëpp lay raxas ba nga xam ne bi vessie bi naq bi day set comprendre ba pare day réduire taux prostate bi nga xam ne tey jii boo dindee balaa ngay dindi raakol bi sax moom day mën a saw nga xam ne sooy dindi raakol bi rek muy saw dara du ci des lu dul mu dem ñibbi te lii ma lay wax ci la ñuy liggéey xam nañ ko def ko defati ko jox ñuñ ko def xam na nag foofu li ma fay xalaat rek mooy xam na docteur bi bu fekkee gàtt na xel wala ci yëg yooyu mën na ne intérêt lañ ko xañ te pourtant xañuñu ko intérêt xañuñu ko intérêt mais tey lu gën a bëri ci li ñuy wax ci médecine par les plantes comme ni nga ko waxee sànq am na ay jàngoro yoo xamante ne dafay laaj intervention chirurgicale mooy xotti ak ñoomin seen lu mel ni tey calcul yi nekk ci biir rein ak ñoomin seen tey yéen buñ ne kii dafa amee ay calcul ci biir rein bu dee ci wàllum docteur médecine moderne intervention moo gën a bëri ci luñ koy def tey yéen wàll yu mel noonu noo leen koy traité ba nga xamante ni nit ki dina mën a tàggoog moom ci du jaar ci intervention ak ñoom sax. rein dafa am loo xam ne bu ci tolloo. ñu may seen Cheikh mu fàttali émission bi mayaale Cheikh Oumar mu orienté tuuti micro bi comme ça mu mën a leer voilà. waaw émission bi lu médecine par les plantes la muy am talaata bu jot 20h jàpp 22h professeur Cheikh Oumar Diop Fleur di leen ko defal xam naa ci kanam tuuti dinañu tujji bu mu jokkoo bi rek su ko defee permettre auditeurs ak auditrices yi nga xam ne am nañ ay questions yi ñuy posé ñu daal di koy posé waaye aussi mën ngeen ñoo suivre aussi en direct ci Facebook bi da ngeen di def Témoin FM 107.0 su ko defee rek di ngeen ñu mën a suivre en direct ci li nga xam ne moom mooy live Facebook bi waaye bu ngeen ci abonné aussi da ngeen di abonné tamit ci page bi su ko defee rek bépp émission buy direct buy am rek di ngeen ko mën a suivre kon mu ngi noonu 107 Témoin FM 107.0. kenn ci ñoom di suivre mooy le grand Aliou Diouf ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw professeur. waaw. waaw Cheikh. wàllum calcul bi naka ngeen calcul daal xam nga problème mu rein. dafay filtrer ñaar la peut-être ñaar yooyu lépp loo xam ne bii peut-être nekk na ci sa yaram te baaxul wala mu jëm ci partie vessie bi rein day nettoyer. peut-être li nga lekkoon mu nekk ci peut-être mun na nekk ay xeer comme ni ñu ko waxee pas xeer mais yi nga lekk ci ceeb bi peut-être mu des wala nga naan dara mu des peut-être bu ko rein yi dee filtré mën na des foofu rein nag ñaari raakol yi ñaari sidit yi mu def nii nga xam ne ci la lépp jaar ñëw si nëq bi foofu mun na nekk benn xeer boo xam ne xëy na brosse dugg na tag foofu bu boobaa day laaj opération bu fekkee ne nag nekkul xeer dañ lay wax ni la lépp loo dafa am plante yoo xam ne soo koy naan dafay seeyal li tagoon ci rein yi daf koy seeyal nettoyer ko loolu nag su ko nettoyer bu boobaa bon da ngay gën a nekk et puis bu boobaa sa saw bi day set bu boobaa insuffisance rénale bi ñuy wax doo ci jaari ndax boo demee ba nga xam ne nag sa rein yi taq na salte na et puis filtre bi mu waroon defatu ko sa yaram muy commencé di neewi wala muy manifesté wu wala sa saw commencé am problème loolu li koy indi problème mu rein lay doon mais nag li jaadu woon mooy sama xalaat mooy balaa la loolu yëpp di ñëw parce que dañ daan prévenir vaut mieux que guérir. al wiqaayatu xayrun min al ilaaj nga préparer sa bopp na ngay préparer sa bopp am na plante yoo xam ne soo koy jël di ko naan doo am problème mu rein loolu yaakaar naa ni loolu jàngat la waroon doon ci kenn ku nekk nga aaral sa bopp sa wér-gi-yaram ba nga xam ne loolu nga xam ne mooy problème mu rein mën na am doo ko am parce que bu la commencé dal rek déjà am nga problème parce que lu bëri nga mënoon dootoo ko mënati kon ku bëgg a mucc ci rein dangay seet plante yi xam naa ni incha allah émission yi di ñëw dinañ wut plante bu ñuy mayee ci rein plante bu ñuy mayee ci diabète plante bu ñuy mayee ci hémorroïde plante bu ñuy mayee ci lu bëri
parce que plantes yi bëri na ay plus de 4000 plantes. léegi bu ma déggee ci li nga wax mooy que ne am na ay plantes bu ñu leen jëlee par anticipation mën na réguler taux de glycémie bi nekk ci yaram bu baax sax xam nga du ma la toog maa ngi am benn malade boo xam ne dafa am insuffisance rénale mais ki nekk benn gars bu nekk Australia seen mbokk la. biñ ko wooyee wax ko ni ko diw dafa am insuffisance rénale xam nga lu mu ko wax dafa ni ko demal ci benn plante nga wut ko plante boobu muy wut bu fekkee am na Sénégal mais waa ji dafa ma woo directement te kooku mbokk la ci man dafa ma woo directement ni ma benn plante laa soxla boo xam ne depuis Australie lañ ma ko wax. par téléphone ni ma nu ma mën a def naa ko wut ndax dafa baax ci rein te foofu ne na tubaab a ko jox. mais plante boobu Cheikh. waaw ñu ci la ñuy liggéey. mais am na ñoo xam ne gëmuñu ne insuffisance rénale day wér parce que dañ ne di wér ci maladie incurable lañ ko. xam nga wér moom li may wax rek toujours moom laay wax du wér moom nit waru ko wax. sa jàngat na la may ni gisaguma. chaque fois loolu laay wax. gisaguma lu ko faj te aussi xam-xam il faut tamit nit ñi am dayoo bu ñu yam ci xam-xam nit ko xam lépp amu fi. nañu waxante dëgg. du ci baatin du ci zahir. nit ku am xam-xamu médecine ba jeexal ko amu fi adduna bi yëpp nag laa wax ku weddi corona ngi nii. voilà ñi am cancer a ngi fii ñaata la moo ciy dee. bëri ki leen tiim chaque jour professeur bu xëy ci ñoom ba ngoon jot. ba keroog ñuy dee bu xamoon lu leen di faj mu jox leen ko ñu jóg ñibbi nañ waxante dëgg xam nga tamit am na wax joo xam ne moom ku koy wax boo ko dégloo sax yow war nga xam ne kii peut-être li muy wax xamu ko. garab yépp am li ci des mooy kan moo am volontaire wu jóg testé ko jàmm ko soldat di ko testé ba jot ci comme ni tubaab yi def parce que tubaab bi lu fi jot dañuy gaawantu dugg ci biir futiku di def recherche ba trouver li nga xam ne moom lañ soxla ñun nag toujours comme li ñu wax rek ñun moom dañuy toggal ceeb ba mu ñor rek ñu jox ñu lekk leen wala boog sax léeg-léeg ñu tibb saxal ñu donc maanaam bëgg lu yomb waaw loolu moom mooy li nga xam ne moom moo ci nekk daal. d'accord loolu moo ci nekk kon xam naa dañuy tijji téléphone bi rek pour permettre aussi tamit auditeurs ak auditrices yi nga xam ne bëgg nañoo poser seen i questions rek ñu daal di koy mën a def ci 77 532 31 04 77 532 31 04 di wax ne mën ngeen ñoo suivre en direct ci Facebook bi aussi en live su ko defee ñoom tam ñi nekk bitim réew ñëpp ak fu ñu mënti nekk rek mën nañ ñoo suivre kon 77 532 31 04 képp ku ñuy déglu rek mën nga jàpp waaye coordonnées professeur aussi ku ko soxla tamit ñu baaxee la ko rek 77 la 136 91 06 77 136 91 06 moom mooy coordonnées yi nga xam ne moom la ñu mën a jotee professeur Cheikh Omar Diop Fleur bi léegi am na si yenn kii yoo xamante ne nii feebar yoo xamante ne nii plante yi nga xam ne capable nañu faj yenn jàngoro yi parce que déjà wax naa la si insuffisance bi mais ñàkk réew plante parce que déjà même ñi nga xam te ne nii ñoo ngi bokk ci ordre des kii nañ jël kii mu ñëw nañ jël kii xaaral après kooku rëcc na dañoo wax ne daal tradit yi fi mu nekk nii moom la yàlla xam doy na léegi-léegi askan bi tamit nga gis koo xam day wër naa fu ne mais professeur xam nga tey lépp lu war a ñor nit ñi rek moom mooy askan bi wér xam nga mais tey tamit dañ waxante dëgg léegi-léegi aspect commercial bi tamit dafa mel ne mu ngi bëgg a tumuraanke loo xam-xam dangay taxañ rek lu nekk nga jël ko xaaral ma jël kii Chérif am na ko nekk ci biir. la 107.0 Témoin FM allo wàññi la rajo bi ñu mën a déggante bu baax a baax waaleykum salaam wa rahmatullah. sant mu nekk mooy ci tey jaamu yàlla bu wér a wér. alhamdulilah. tur ak sant bi sëñ bi ak foo ñuy woowee. dëgg bu baaxul de léegi ma dara. waaw da ngay fay rajo bi déglu ci téléphone bi dégg gi gën a neex. allo allo waaw. allo di ngeen fi kii glucose. glucose waaw laaj nga ci am. glucose feebar bët la waaw mais gis nga dafa am glucose. dafa am koo wax ni ko daal man ni ko fajte il faut ma amaale toofaay quoi il faut buñ ko koy faj kilo ay garab la naan il faut ma am toofaay mu doon faj loolu am na loolu. glucose waaw dinañ ñëw ci tontu bi. waaw ma ne dinañ ñëw ci tontu gi ci kanam tuuti incha allah. waaw incha allah jërëjëf. cant ak ngërëm ñeel na la ñuy jëlaat keneen ka ci ligne bi la 107.0 Témoin FM allo.
salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw nee na. sant mu ñëpp mooy tuuti jaamu yàlla bu wér a wér. waaw man Cheikh moomu laa wax. dafa mel ni rajo xaw na laa jege tuuti da nga koy sori mbaa nga wàññi ko dégg gi gën a neex. waaw wàññi naa. bisimilah tur ak sant bi. waaw maa ngi woote fii Sébikotane. Sébikotane waaw kay. waaw mosoon naa dégg wax naan dafa amul mbéy daal mosoon naa woo téléphone na ko soo bëggee suuf. bon man naa la boo ñëwee moom xam na Babacar Faye nekk Sébikotane da koy jaay sax ay dërëm. Babacar Faye xam na mu bu baax nee naa ko boo ñëwee ci moom boo ñëwee mën naa yóbbu foo xam ne bii 25 hectares. dinaa ñu ko jox duñu la ko jaay dañ la koy abal. yéen gi mot na lool. waaw bu ma léegi moom bu ñëwee ci Babacar Faye xam na ma bu baax am na tool. waa kay jërëjëf. waaw bu yeboo mu jël numéro bi wala bu fekkee ma jox ko sama numéro bu ko neexee. bu fekkee maa ngi ko soo dégg mu amul fu mu béy amul fu mu béy fu mu defee jërëjëf yéen gi moom na xam naa bu émission bi jeexee rek ñu ma lay jël numéro yi ci kàttanu borom. kon nag ay ca bisimilah. waaw. ma jox la ko. waaw. defal 76. moo dul nag séeréer wala joolaay woo la ne la man la. moo tax nag ma ne nañu bàyyi ba émission bi jeex a gën a wóor. waaw d'accord mu benn problème waaw. waaw mais mën nga joxe mais amul problème. waaw defal 76. waaw. mag la kenn du ko dóor kóoru 476. 23. 03. 23 03. waaw saa yi bu ma bëggee moom bu ko neexee muy xam nga bu ko même 5 hectares sax bu ko bëggee dëkk am na ndox am na ko même bu bëggee roose bu ko neexee mu xëcc robinet di roose 3 hectares. jërëjëf. loolu moom wax dëgg yàlla yow moom. yow moom boo kiiyee da ngeen ñëw gratuitement yàlla boo feebar na. amiin amiin amiin. waaw yàlla boo feebar ñaanaluñ la ko yàlla. ñu jëlaat keneen ki ci yoon bi laata ñuy dellu si waat te témoin female ko. témoin female. sant mu ñëpp mooy. alhamdulilah. sëñ bi tur ak sant bi. Seck la. Seck. waaw na ngeen def. sant alhamdulilah. alhamdulilah dama dem déglu seen émission bi léegi laa. ci wàllu plante. waa ji li mu wax moom mu convaincre ma daal. ci li mu wax ne moom amul bu nit bu ñu waxee ne lii mënul wér moom ndax na wax ne mënuma ko fi moo gën quoi. ci li wér. voilà loolu moom moo gën. loolu boo mënul daal leen mënuma mais bu lee mënul wér. waaw parce que man dama am problème mu bët. waaw xaw naa yàgg nag ci man nag. mais dem naa sax mais bon. xam nga tamit nit ki daal li nga mën a gëmee rek mën ngaa wér daal. wax dëgg yàlla man loolu moom laa ko bëggoon laaj ndax dina ci am na ci xam-xam wala de mooy problème glaucome. incha allah rabbi dinañ ci dikkaat ci kanam tuuti bul taxal sa dëgg. incha allah. cant ak ngërëm ñeel na la ñu jëlaat keneen ka ci ligne bi doog a dellu sa kër laajte la. 77 532 31 04 képp ñu jël kii ci topp tamit bu nekkee ne am na ñu fàttaliwaat ne médecine par les plantes c'est professeur Cheikh Omar Diop. diplômé de l'université de Tunis dinañ ko defal ak talaata bu jot 20h jàpp 22h ci na Cheikh Fatou Sow dinañ ko présente xalif général des Joola ak séeréer yi ak ki nga xam ne moom mooy Chérif Aïdara professeur Tidiane Diawara ñoo ngi koy nuyu nekk fële ca France ñoo ngi koy nuyu bu baax. Cheikh Tidiane dégg nga mbokk moomu li mu wax glaucome defe naa moom la posé question. waaw kon Cheikh comme liñ koy wax rek xam nga maladie yi dafa nekk maladie yoo xam ni bokk na ci maladie yi jaaxal sénégalais. sénégalais yi bokk nañ ci feebar yii leen jaaxal du bii sax mais yu bare. parce que li may wax rek toujours bu ñu toog ba feebar gisatuñu carrément parce que boo demee ba yor glaucome tey jii ba toll état boo xam ne gisatoo dara. man actuellement nii trouvé guma plante bu mën a dindi loolu. mais bu fekkee yaa ngi commencé di gis tuuti. chaque fois loolu dañ la koy laaj balaa ngay ñëw. boo ñëwee dañ am benn plante boo xam day def purification. yaakaar naa ñoo ngi koy jaay ci rajo bi fii. boo koy def artères yi nekk ci sa bët parce que nit. mooy fleur yi nga indi fii. très bien mooy nekk ci rajo bi parce que artères yi nekk ci nit xam nga nit. boo koy jàngat da nga koy tënk ci ñaari dimension rek. mooy biir bi. ak deret ji. biir bi ak deret ji la nit am. léegi boo gisee plante bii ñuy jaay comme ni mu la ko waxee. dafay def purification. lu tax muy def purification boo jàng dañ naan la yu naqi ak damma dafay raxas deret anam bu yéeme.
donc bu fekkee ne artère bët bi nag dafa am saleté wala deret bi normal ba mën a servir bët bi mu gis normal loolu ci nekk plante bi bu ko raxasee da nga gis vision bi day yokkuwaat te yi ko doon baare nga xam ne moo ko teewoon gis dafay commencé di gis te fii damay bañ cité ay tur mais mën naa ko cité ndax moom may dégg mën naa ko laaj ku mel ni Bassirou Dieye mi nekk Sandiara poste courant bi jour bi mu njëkkee jënd 2 sachets Cheikh te mag may dégg te ku contacté Bassir lan moo ko dugal ci jaayu garab yii tey mu ngi ci liggéey laa wax Bas dafa doon jàng xaside yi mais Bas dafa bët yi dafa demoon ba gisatul bu baax livre yi di jooy sonn daal Bas jënd 2 sachets naan ko ba mu jeex vision bi yokkoog doole Bas woo ma ni ma man garab gi waxuma naan ko mais mën naa ko jaay ma ne ko ah bon mu ni man sama bët yëpp a ngi leer c'est pas possible lii moom yaakaaruma woon ma ne ko Bas du ci man ci yàlla sunu borom la yàlla tàggatal nañ lépp ci kaw suuf te plante bi noonu la demee man mii di wax ak yow balaa ma koy jàng dama gis vertu yi ci nekk moo ma dugal ma topp ko ba am ko Bas loolu bu mu la jaaxal yow l'essentiel boo ci duggee di ko jaay koy jaay rek ne ko jëndal nga essayé xam nga loolu dafa yomb parce que ñëwuñu pour chaque fois dama koy wax bu dee teraanga ñun yàlla dimbali nañu man dañoo doylu ñun man bopp man tey jii bu ma amoon tey sama dund rek pour man la ca des naa ko bàyyi ak yàlla ëllëg donc amuñu jotu wax nit lu ñu xamul parce que fii ma nekk ak yow man universitaire laa masaadir ak maraaji laay waxee lu ma lay wax damay tiim document sañu ma sa toog nii di wax comme dans l'air non jàngale wuñ ma noonu lépp lu ma lay wax damay tiim document di ko argumenté te sax du document yépp lay lire di ko gëm parce que yaakaar naa ni suñu niveau def doctorat doo waxantu da ngay xool li nga xam ni moom ci biir segg li nga war a gëm nga gëm ko te ci biir plante yi sax it noonu lañ ciy doxee kon yaakaar naa ni trouver solution ci côté boobu nekkul lu jafe ñun boo amee glaucome ñëw ñun bu fekkee yaa ngi gis tuuti ça va mun nga jël plante bi ne ci rajo bi yow sax nga ñëw ci man mun nga jël plante bi nga naan ci ñaar pour xool say bët ak ku am bët yu metti man nga jubal nga naan bul ni sax dosage bi non plante exotique la kaas bi ñu la koy wax boo añee benn kaas boo reeree benn kaas boo dékkee benn kaas boo ko defee nga def ci test yow mi am comme li ma leen ko waxoon parce que affaire artère lay lijjanti yow mi am tànk buy metti jëlal yow mi am ndoxu siti jëlal yow mi am bët yi jooy jëlal yow mi am saw muy metti jëlal insuffisant infection urinaire yow mi am naq buy metti jëlal yow mi am jigéen bu am règle douloureuse jëlal yow mi nga xamee ni sa naq dangay tëdd muy jàmm jëlal say règle normalul jëlal da nga am trompe bu bougé booy seeg sa jëkkër day génnaat jëlal da nga am da nga am infection pulmonaire da nga doon tox cigarette ba mujj sa dënn commencé am ay jam-jam jëlal nga xool bu fekkee da nga am goitre jëlal nga xool bu fekkee ne da nga amoon tey sa tuñ bi nii da ngay jekki ba broso sa siñ bi ni nàcc infection la ba tey jëlal boo ko deful sa bëñ du dëgër bu fekkee sa bëñ day gaaw di rot tout le temps jëlal say bët dafay jooy jëlal bu fekkee da nga nekk jigéen amuloo karaw sa bopp di tàng jëlal bu fekkee da nga am yaram buy tàng jëlal yi yëpp ma leen wax tey parce que 95 maladies lañ ci bind moom ay vertus yi nga xam ne sax na ci plante boobu te mun naa la wax ni jàng nañ ni canadiens yi def nañ ci 27 personnes test clinique yoo xam ne bii am nañu cancer ñu génn donc plante bu bëri ay vertus la moo tax ñun ñu tànn ko ci biir plante yi muy plante exotique teg ko ci dëkk bi di ko wecceeku sax laa wax parce que lu tax man la wecceeku mooy di nga gis koo xam ne ñàkk na lu toll ay millions ci faju jël plante bi quelques jours wala ni la wér na kon kooku luñ ko sarax la rek waaye du luñu ko jaay sax te bii ci biir jaay bi nekkut ni 5000 francs lay jar bu la neexee ñëw marché jënd ko bu la neexee dem Wakaam jënd ko point de vente yi ñu koy jaayee fi ci Dakar peut-être ñett la wu ñeent foo ko soxla boo nee plante bi ma dégg rajo Témoin FM laa soxla boo ñëwee fii ci rajo bi sax da nga koy am fii ci marché moo gën a jege. boo ñëwee da nga koy am nga def ko comme ay fooy la du sunguf am na ñu may woon ak naan ma est-ce que plante sunguf soosu non du sunguf ay fooy la comme ataaya booy naan paquet bi noonu la mel soo ko jëlee
jëlal rek nga jël 2 bouteilles Evian ngay jënd nga baxale ko muy 3 litres nga jël teg wexul parce que dañuy jàng ni bépp plante yi jàng plante ñoo may dégg bépp plante bu wex rek am na toxique plante bi wexul da nga ko jël normal boo amee xale bu màggul sax di sonn ni nga xam ne deretam normal jëlal ko ci ñaari sase nga jox ko muy naan nga xool essai yomb na ñun moom lañ mas di wax ci suñu wàllu faj ci côté boobu kon ki àgguloo ko mënul gis kooku wax dëgg yàlla awma yaakaar ni moom affaire bi mën na ko faj mosuma ko ci essai nag mais ki nga xamee ni moom mu ngi gis tuuti ay la yëwoon bu jëlee plante bi dina ko dimbali ci vision wala benn bi moo lëndëm bi ci des di leer boo ko jëlee dina dimbali bi leeragul balaa muy sonn comme premier bi voilà kon loolu leer na ñoo ngi nuyu Babacar Faye bu baax a baax moom bokkul ak yeneen séeréer yi kon ñu fàttaliwaat ne bu mu jokkoo bi 77 532 31 04 77 532 31 04 waaye fleur boobu aussi plante bi képp ko soxla tamit boo ñu wootee ci numéro service commercial bu rajo témoin rek 77 957 49 83 77 957 49 83 bërëb yi ñu koy jaayee aussi bu ngeen jokkoo professeur rek ci numéro direct 77 136 91 06 77 136 91 06 ngeen di déglu rajo Témoin FM 107.0 seen émission médecine par les plantes Cheikh Falso bi leen ko présenté nekk xalif général des Joola ak Séeréer man de ak Chérif Aïdara Omar Sène yow lay kii di jël nombre di wax médecin xaw ma Omar Sène merci kon Omar Sène merci nekk ci kii bi kon professeur d'accord que gis nañu li nga wax ci wàllu glaucome aussi leer na mbéy mi tamit xam naa ne neel fay maa ngi ñëw parce que man fi mu nekk nii moom ndax dafa am loo xam ne man mënuma koo nangu professeur Chérif Dakar ba Thiès àll bi ne yàmbalan sax Sénégal di jéggaani lu muy dundee man loolu mënuma koo nangu te ñu am ay suuf am bëgg rek sukkandiku ci mbeerum gerte ak dugub te yaakaar naa ne daal il faut que ñu xoolaat te xam-xam day yokk te xam-xam mooy doxal àdduna kon mais professeur aussi suñu ñëwaatee ma delluwaat ci li nga xam ne moom mooy xam nga maladie incurable aussi li nga xam ne moom mooy hépatite B yaa ngi dégg. am na si ñaata ñoo xam ne dañ naan kat loolu kenn mënu koo faj peut-être que bu amee ci kër sax vaccin yi rek nga mën a def pour mën a. fekk wala fekk ko waaw pour mën koo fekku mais foofu tamit il y a problème. waaw parce que man daal li ma ci xam mooy li ma waxoon léegi rek laay waxaat lu dul wér moom du ma ko wax parce que lu dul wér moom yàlla jàngaluñu ko. te yaakaar naa ne nekkuñu ay jaahil ci alxuraan. kon ñun loolu lañu gën a gëm ndax scientifique yépp bi ñu dajoo ci wàllu xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen a raw bu leen rawul woon kon kenn du ko joxe exemple comme nii. mais ki raw nag li mu wax la ñuy jël. te gis nga maladie hépatique yaakaar naa A ak B ak C man li ma jàng mooy C bi. virus bi day bare ci foie bi. ba foie bi jël forme boo xam ni. am nañ yaakaar ni garab yu bare dootu ko mën a retourner ndax dafa amee sidit yoo xam ni yu ndaw lay doon day nekk ci biir res te xam nga res dafa am liggéey bu am maanaa bu muy liggéey ci purifier li ne ci biir yaramu nit moom res léegi nag foie normal bi day yam foie anormal bi day màgg te bu màggee da ngay commencer di am ay palpitation di ko yëg maanaam ni muy méttee tout te aussi dafay wax ni ka ay nay ka yartaan bët yi dafay commencer di am couleur dafay def ay màndarga ci yow donc kon message yooyu ñuy wax leer na ci ki am hépatite te mooy information 7.0 mel na ni am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw mbokk na ngeen def waay. sant mu ñëpp mooy itam. waaye yëpp jàmm. sant alhamdulilah. alhamdulilah. tur beeg sant beeg fa ñuy woowee. waaw man Moussa Mbaye laa tudd di woote Mbayeen. Mbayeen ci ban diwaan la. Mbayeen mu ngi ci booru département Mbour Thiel ba. ñoo bëri Thiel ba jërëjëf. waaw na ngeen def. sant alhamdulilah. maa ngi nuyu professeur. nga xam moom lay dégg. waaw ñu ne problème émission la ñu waaye ay wóor yu métti. om yuy métti. waaw moom ñu leen naan di laaj professeur ba loolu xam. wala moom. om yuy métti. d'accord ok. waaw bu ñu toxal sa déglu incha allah. waaw del wax xalif nag yow tamit xalif général Joola ak Séeréer mu gën a neex allo
mel na ni kooku rëcc na moom rëcc na mais nag ku may nuyu na ngay wax Cheikh Fall Sow xarit général Joola ak séeréer mu gën a neex. kon professeur kii ay oom lay wax. waa léegi kooku Cheikh macha allah am nañ plante bi lay jël kooku moom parce que comme dafa nekk fële ci côté Thiès na de je pense. waaw foofu Babacar Faye mi ñu tudd léegi di suma grand bu baax di suma xarit parce que Babacar Croix-Rouge la nekkoon. nga Babacar kii woote léegi wala. waaw non déedéet. kii jaay garab yi xaritam la maa ngi koy nuyu mu ngi dëkk Sibi Xotaan Sibi Cibor xaw ma Sibi Coor xam nga Sibi Xotaan dafa def ay Sibi très bien mais Sibi Coor la dëkk. Babacar moomu li ko dugal ci di ñu jàppale ci liggéey bi mun naa la ko wax moom Croix-Rouge la nekk ku nekk Croix-Rouge xam nga ni affaire faj jaaxalu la. mais résultat yi mu gis ci suñu benn jigéen bu nekk Benteñe ñu koy wax Seynabou Faye Seynabou résultat yi mu gis garab gi di ko def looloo tax Babacar sawar ci jël garab gi ci boppam en personne di ko jox ay xaritam. looloo ci dugal Babacar moo tax kii ñu jox hectares yi tey woo ñu ci hectares yi xaritu Babacar la te gis na affaire yi nu mu demee. kon ñoo koy gërëm ci taxawaayam kontaan naa ci moom lool te dinaa ko woo ñu gën a waxtaan. parce que yaakaar naa ni lu ko jariñ dong. te si bi bu ñu duggoon ci tool yi nii di ko bay boole ko seen mango yooyu. yàlla mën na leen dimbali affaire bi ñu am lu ñuy man plante yi xam naa fu ñu koy jaayee. xam naa fu bëri fu ñu koy jaayee ci Europe plante yi ñuy war a bay nii. ku ci bëgg contrat wala ci biti boo ko amee fii du taxaw. bu la état mayee validé la pour nga war a mën a jaay yaakaar naa fa nga koy jaay du taxaw. voilà. waaw kon du taxaw 77 532 31 04 77 532 31 04 mais ki nga xam ne oom yi day métti nag léegi bu dee kii moom moo tax muy métti kii articulaire rhumatisme articulaire la. xam nga Cheikh dama lay wax feebar yi ñoo yam. waaw gis nga liñ naan arthrite wala ñun la rhumatisme. wala ñun la arthrose. wala ñun la c'est toutes les maladies yi nga xam ne artère principale bi moo koy indi. sidit xamul ni dafa am benn sidit bu mag bu nekk si pooj bi mooy wàcc ba ci baaraam yi kooku day servir deret bi day circuler di continuer mais plante bi bu ñëwee dafay débloquer deret ji deret ji kale woon. 107.0 Témoin FM asalaamaaleykum. allo oui. Cheikh Fall Sow xalifa général. yow dañ doon lii sama xol bi di sedd. sa xarit laa leen Kébé bu ñu wootee Kër Galo Kébé. Kër Galo Kébé. xoolal aljuma rek ñëw naa Tiwaawoon. waaw professeur boobu woo naa ko sànq rek ñëw naa fa keroog xam nga yaa mboole woon ak moom ba ma dem fa keroog jël fa keroog. waaw. dem naa fa keroog ba jël fa garab. wax nga dëgg. maa ngi lay sant bu baax a baax woo naa ko léegi ci ngoon xam ne ko man tane naa bu baax a baax a baax. macha allah man maa ngi dëkk Kër Galo Kébé maa ngi dëkk ci booru Saalum Koul. si waxoon nga ma ko ba ma ne la su may dem Pire. waaw yow boobu yaa ngi boole woon ak moom keroog alxames laa dem ci moom ba jëlee ko yaa ngi keroog. waaye alhamdulilah tane naa bu baax a baax a baax a baax. macha allah. yow nag maa ngi lay sant bu baax a baax a baax. ah yow tamit ñoo ngi lay sant. vraiment sant naa la bu baax a baax a baax a baax. sant naa la bu baax. jërëjëf yàlla na yàlla maa ngi lay ñaanal ay boo fi jaaree tey Kër Galo Kébé laa dëkk ngay jaar rek. aljuma rek ñëw naa Tiwaawoon. xoolal ma loolu rek. aljuma maa ngi woon Tiwaawoon. xaritu police boobu maa ngi ko doon wax xanaa kaw. Ibrahima Sow te mu yor motaar bi noonu te mu nekk booru Kër Pende yéen. jeex na ba sama yore moto bi. maa ngi ko xanaa te sëñ Cheikh Fall Sow nuyu la. keroog nee naa boo ma arrêté de duma taxaw damay xool ndax sa motaar bi gaaw na. damay bañ a taxaw. waaw jërëjëf waay kay rek jërëjëf waay kontaan nañu bu baax ñu ma proviseur. dëgg la merci beaucoup waaw léegi si man rek woo naa ko. dëgg la wax na dëgg wax na ma. jërëjëf kon 77 532 am na ku nekk ci ligne bi ñu jël mbokk moom. 107.0 Témoin FM asalaamaaleykum. waaw ça va ñu ngi ziar ba. yal na yàlla na nga ziar. waaw Moussa Baye Dieng. yaa ngi woowee ba fan sëñ Moussa. waaw Benteñe. Benteñe. waaw. ak ci bisimilah yow la ñuy teewlu sëñ Moussa. waaw ñu ngi nuyu bu baax di jaaree professeur. waaw dama am ay questions yi ma ko doon laaj. bisimilah. waaw damay xaw am ay palpitation ci sama bëtu ndeyjoor bi des fois quoi. palpitation ci bëtu ndeyjoor. waaw damay def ay palpitation yu xaw a des fois la may dikkal ne mais su ñëwee day dikk bu baax nag tëb tëb ba sama yaram bi day boo koy sant bu bëri daal. même su ma bëri tamit day fan yi day tàmbali di kii di métti.
encore tamit même su ma xool écran téléphone moo ngi wàññi ba mu neex mais du tee day kii day nekk daal. su ko mën ko xool. waaw ma si doon laaj daal. bisimilah bul toxal sa déglu incha allah dina ci dikk léegi lu yàggul. waaw incha allah baax na jërëjëf. cant ak ngërëm ñaan na la ñu jëlaat keneen. 107.0. kon xam naa internet yi tamit ci lañu bokk ñoo ngi nuyu ki nga xam ne mooy Tidiane Diawara. ak ki nga xam mu ngi nekk fële ca France ak ki nga xam ne moom mooy Alioune Diatta. classe 98 moom tamit mu ngi nekk France moom tamit ñu ngi suivre émission bi. ak soxna Gagne Siri Guèye moom tamit ñoo ngi koy Gagne Bamba ak ki nga xam ne moom mooy Alioune Diouf te Mawlo di ko wax Dakar gi kon xam nga kuñ moo ci Dakar gi ñoom ñaar kon guy gi ñoo ngi koy nuyu moom itamit internautes yi si lañ bokk mboolem ñi nekk Paris yëpp te di ñu suivre 107.0 la da ngeen di abonné ci li nga xam ne moom mooy la page Facebook bu Témoin FM 107.0 témoin de l' actualité kon ñun ñooy témoin de l' actualité 77 532 31 04 moom mooy bu mu jokkoo bi képp ku bëgg a dugg rek question yoo am rek mën nga ko posé professeur ñu fàttali ne numéro professeur aussi ku ko soxla 77 la 136 91 06. 107.0 Témoin FM asalaamaaleykum. waaw xam naa ne kooku. rëcc na waaw xam naa jaata la sant wala fay. kon 77 532 31 04 képp ku bëgg a dugg rek mën na jaar foofu numéro professeur 77 136 91 06 77 136 91 06 mooy numéro direct képp site yi ñu koy jaayee tamit képp ku jokkoo ak moom rek dina la wax li nga xam ne moom mooy site yi effectivement professeur li nga wax xam nga xam-xam mooy doxal àdduna te nit bu demee ba xalaatu rek àdduna tukki parce que ñun ñii tamit je pense que xamante nañu mën a yow depuis 2012 ñoo ngi tase woon xam naa boobu yaa ngi door a jóge université comme étudiant donc foofu nga amee sa master 2 lu tax tamit ñun ñu ñemee plante yi ñemee fleurs yi aussi parce que xam nañ ne aussi tamit am nga ci une parfaite maîtrise parce que tamit dafa am lu may wax saa su nekk kenn mënul foree santé doomu aadama et que tey aussi nañ ko ñemee dañ koy waxtu dund nag tey l' aspect commercial boo moytu dina dem mu yàgg mu rey xam-xam nañ gis benn toolaa wala séeréer ñun politique duñ ko def gàccoo kaala rek muy faj nangam di jàmb nit ñi di leen jox te plante bii la dem ba jox la feebar nag moo gën a garaaw il faut que tamit ñuy am maîtrise ndax faj jaamu yàlla da cee nekk lu dëgg waaw kon loolu aussi il faut ñu wax ko ci dund dëgg la Cheikh waaw wax ci leer na xam nga man damay wax toujours ni nit ci boppam moom mooy njëkk a gëm boppam nit bu gëmul boppam jafe maanaam fexe ba mu gëm boppam du yomb nit mooy toog man je suis responsable am na loo xam ne bii jombal naa ko sama bopp nit nag bu demee ba deful lool rek jubbanti ko day jafe médecine wax nañ liñ ci dugal ñu gën a géeju nag ci plante parce que tey jii di nga faj nit koo xam ni balaa may kontaan man sax léeg-léeg balaa may kontaan yàlla dogal ci kattanam ñun ñu faj benn malade boo xam ni ma ngi Amérique wala France parce que foofu la wax ji nekk ndax ñoom dañ doon jàpp ci seen xel maa ngi nuyu Cheikh Diawara moom ngay wax Cheikh ndax suñu nit la boo xam ne chaque jour dañuy bëgg a déglu di nuyu Khalifa di nuyu Tidiane ñi nekk Paris ñoom ñëpp di nuyu même ñi nekk Italie ñoom Pape Dieye di nuyu ñeneen ak ñeneen ñu bëri mënuma leen lim waaye li ñu bëgg a wax rek mooy Sénégal am na trésor bu baax Sénégal yàlla may nañu suuf Sénégal yàlla may nañu gàncax yoo xam ni xam nga wax naa la léegi ni la plante dafa am boo xam ne dañ koy bay am boo xam ne dañ koy arrosé am na boo xam ne moom la ñuy wax nabataat atil xaaya da koy tombeek moom ci jéeri ji nii muy sax ñun pratiquement moment bii nii ñun bii sax ci jéeri ji lañuy liggéey actuellement nii parce que bi ñuy bay ñun amuñu ci quantité bi ñu soxla parce que amuñu tool wax naa la ko parce que waa ju baax ji sax pare na pour joxuñu amuñu ay machine amuñu produit bu doy ci côté boobu mais nag yàlla may nañu ci wàllu xam-xam boobu ñu mën a dem ci àll bi nii xool ci plante yi sax nii parce que plante du question plante bu ñu arrosé rek mooy plante déedéet am na yoo xam ne dafay sax comme boo jëloon pervenche man damay dox ci autoroute bi di dajee pervenche te pervenche boo demee Madagascar tey dañ koy couverturer fonk ko mais ñun sax d'ailleurs duñ xam lu mu doon da ngay tombee nii ba ci yàgg rek man mus naa wër benn plante tool bi ma dem toolu ñambi nii c'est pas xaw ma lu góor gi di bay mais ma ngi bay di sànni mais man li muy sànni laay wër bi ma ñëwee ni ko papa kii naka laay def ba du takk suuf dama cee soxla lu bare
xam nga lu ma teg dani ma taxawal na la te génn sama tool bi yéen étudiants yi ni ngeen def rek gaal seen kay di soof yi di bëgg a rey nit ñi ak question te fekk mën naa la waatal ci yàlla ni li góor gi di dagg di sànni wallahi alazim mën na koo yor ba yor njabootam ba muy dee laalox lii muy sànni mais xamu ko te yaakaar naa ni bisaab la doon bay xaw ma affaire yooyu ñuy def ci ceebu jën bi bon. bisaab très bien bisaab bëggëj boobu noonu. xanaa bëggëj bi boo koy jaay. xam nga c'est-à-dire dafa xaw a métti. wallahi lazim boo xoolee góor gi li muy daj ñàq. mu leer ma ni tey plantam bii su fekkoon ne xam na ko ba liggéey ko. wallahi yor na koñ ba mu nekk yor na leen. mais xam ko problème bi fii la nekk. te li muy sànni di sànni di bay di sànni. te bi ngay waxanteeg moom sax yow mu ngi lay dàq pour nga jóg foofu te boo ko doon góor gi kaay mu ñëw ngeen ko kaay mu wax la. ñàkk a xam li ngay liggéey ba mu gis résultat yi. bon nii rek la demee ñun léeg-léeg nga traité nit koo xam ne bu wéree da lay ñaanal wallahi lazim da lay ñaanal. parce que fi mu tolloon te sonn la kon réew ku nekk war nga amal njariñ sa réew. laata ñuy jàll xam naa dañuy ñëw ci laaj gi kii dafa ne palpitation bëtu ndeyjoor gi la am te des fois dafay jooy di metti ba bu timee ci écran téléphone da koy jafe loolu mu lii la ci ne palpitation mooy xam naa bët buy rafle bu ma juuma. waaw palpitation déedéet dënn day jam la ci dënn bi lay jam. gauche bi la wax. bët la wax bët. non dafa wax bët bi ba pare waxaat palpitation. ok vision bi day jooy. ok mais buy jooy moom sachet bi lay jënd. mais bu fekkee dafa am palpitation ñun dañoo jàpp ni nit ki parce que palpitation li nga xam ni moom expérience bi ñu ci am li ko indi mooy colopathie fonctionnelle boo ko amee da ngay am palpitation moom. léegi nag colopathie fonctionnelle lan mooy colopathie fonctionnelle dafa am benn mburit bu mag bu nekk sa biir boobu la ñuy wax côlon ñu koy wax grand intestin mbutit bu mag bi kooku dafay garder ñam. boo xam ne bii dafa am appareil nit ci mbàqu nit dafa am benn acide bu fa nekk. boo lekkee da ciy tëmbu bu ci tëmbee mooy gunge sa toilette yi ba ci taat bi ci rectum bi ci suuf. léegi nag noonu muy pousser ñam bi par étape da koy pousse par étape muy dem. léegi nag bu fekkee ñam bi dafa fees ba colon bi lim jël dafa bare da ngay am palpitation. te boo dindiwul da ngay am reflux gastrique da ngay géex. boo dindiwul. mën nga dem ba amaat ay ulcère ak yeneen feebar yi ci des. parce que wax naa la sax bëggoon naa la wax ni la ulcère li koy indi li nit di lekk ba mu tafu foofu commencé ba créer ulcère mais lu ci mënti am mooy bu fekkee ne yàlla dogal na mu ñëw ci ñun mu ne na wut 5000 francs ñu jaay ko benn bouteille mu naan ko bu pare mu wax ñu lan la ci gis. ci palpitation boobu. voilà kooku loolu laa koy tontu ci palpitation mais bu dee ci wàllu bët bi. na seet point de vente yi fu mu gën a jege rek mu jënd benn sachet mu naan ko. après mu xool bët yi. voilà. d'accord mais léegi yow yaa ngi wax ne xam nga dañuy wax ne souvent la mort est dans le côlon. xam nga yaa ngi wax le gros intestin parce que il y a l'intestin grêle le gros intestin. et que la mort est dans le côlon. parce que ñun Sénégalais yi on creuse nos tombes avec nos dents ñun suñuy bàmmeel suñuy bëñ lañ koy gis gase. mais nañu xool aussi tamit xam naa dinañu si mos a ñëw ci lekk yi ñu war a lekk ak togg yi ñu war a togg tamit pour que ñuy mën a am wér-gu-yaram ndax. tey ci li nga xam ne mooy colon bi xam nga dañu wax yow yaa ngi ñëwaat ne colon bi bu libre lépp kii set waaw mais ki nga xam ne nañ ma jéggal bu baax nag. dafa yore ngelaw war a ngelawal di ko naj mais kon kooku moom ban feebar la war moom moo koy xaar kon su boobaa. non léegi nga xam ne kon day toog war a tukki di ko naj ak njàppam bi mu yore pour bañ njàppam toj. déedéet xamuñu lenn lañu xamul ne xanaa xamuloo ni gelawal rek bokk na ci wér parce que xam nga gelawal ci boppam ñun suñu aada xamuñu ko te ku ko def gàcce lañ koy teg mais bu doon naar yi ñun da ngay jiitlante naar muy gelawal lijjantiwu la moom munul jàpp ka ni sax yow moom ngay xool wala moom ngay déglu ak tubaab mais ñun dañuy dund société boo xam ne bii aada yoo xam ne bii arrangé wuñu sax mais dafay aay donc loolu moom xam naa ni nañ ñaan yàlla na ko yàlla dindi rek waaye du yomb parce que xam nga c'est-à-dire bu colon bi feesee bu colon bi solee air fi mu toll nii fekk gelawaloo mu am espace rek doo libre biir bi day naan tàng fees mais bu la wóoree ni tey am nga liquide bi comme par exemple liquide bi ñuy wax ni nga naan ko même bi sachet bi nii rek da ngay dégg ku ko naan dala naan la maa ngi dem toilette normal guddeeg bëccëg
comprendre parce que day ñam bi day gaaw a rees. bu ñam bi gaaw a rees ngay dem toilette guddeeg bëccëg rek doo am problème colon. te aussi bu amul problème colon doo am problème hémorroïde. yu bëri dañu xamul ne colon boobu nag rectum bi ci suuf bu kalee moo lay indil hémorroïde sa toilette yi dematul. léegi nag da ngay gis koo xam ne jàllu ci tuur suuf ci taat bi nii ba nga xam ne loxoom lay jël di ko fa jéem a jëli ji xam nga ndax ñàkk pexe. parce que bu deful loolu du dem toilette. wala boobu mu dem bay dem toilette affaire bi jooyaat li yéeg. bu yéegee nag day jóg wala mu toog ci 10 lu mën ay 1 heure de temps du mun dem toilette te loolu waroon na man dañ war nañ mën plante yu naturel di ko naan suñu ñam di rees ñuy dem toilette parce que nit ku toog 1 jour demoo toilette. booy àgg ay 2 jours man 3 jours wala du ma dem. toilette wala 4 jours. baaxul parce que ñam bi bu yàgg ci sa biir bi bu tafoo si mbutit bi rek. peut-être mun na fi indi benn tache bu ko indee benn tache bu defee góom cancer de colon lañ koy wooye. comprendre léegi nag maa ngi waxtaan ak sama benn xaritu docteur bu nekk Amérique bu baax a baax sax kilifa bu mag mu ne américains yi bu fekkee ne colon bi ñoom dañ koy opéré bu ñu ko daggee dañ koy ñaw maanaam dañuy dindi benn partie mais fuñ gis nit ki dinañ xam ni kii am na luñ def ci moom. parce que position am day changé. am na ku nekk ci ligne bi 77 532 31 04 moom Chérif. 107.0 Témoin FM asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar bu wér a wér. waaw na ngeen def. sant mu ñëpp mooy. oui ana Cheikh Fall Sow. ñu ngi lay wax xalif général. xalif général. waaw kay. Joolaay Siré ah. mu gën a neex ah yow tamit. wax na dëgg mais sa numéro benn sax man ndax mooy sa numéro laa mën a pour nga jox ma ko. man sama numéro. waaw yow sa numéro waaw. boo ma woowee 77. waaw. 532. waaw. 31. waaw. 04. ah comme numéro gi ma wootee rek. man kay boo ma woowee jot ma. ah incha allah waaw. man du ma ko def du ma star. waaw xaar dama bëggoon am mu laaj Cheikh Mor Dieng quoi. ay ca laaj ko. voilà pour sànq détail bi ñu dugg sànq affaire vision yi quoi. mu ngi lay dégg. man affaire vision maanaam wàllu ci wàllu bët bi quoi mun na benn am na plante boo xam ne boo ko jëlee maanaam sa vision dina ko gën a amélioré quoi. waaw par exemple tey jii nii man femme nga xam te moom vision taxaw ko maanaam dëkk bi day dox ne guddi bi mën a doxee soxlaam quoi. waaw copain xam nga sëñ bi. waaw gis nga plante bii ma lay wax fexeel ba am ko. waaw mën mii di wax ak yow. waaw bi ma nekk étudiant yàlla def may def maîtrise en Tunisie. waaw dama amoon problème mu bët. waaw ba docteur bi daf ma waxoon. li ngay liir moo bëri. waaw bon il faut que nga jënd ay verre wala jóg des na tuuti dootoo dox. waaw mais ci yàlla ci kàttanu yàlla sunu borom subhanahu wa taala. waaw ma am lu ma yàlla orienté rek ma dem ci beneen hôpital mooy bii nii ma ñu jàngee tey. waaw ci université bi ñu jàngee dafa am école dafa am hôpital. ma jàngee fa jël fay plante affaire bi yëpp leer ci sama vision ba dugal ma ci loolu. léegi nag plante boobu may conseiller tous les étudiants. et les étudiantes. ñi nga xam seen bët leerul dañuy jàng am ay difficultés. nañ dox nànk jéem wut benn sachet ñu nànk pour mu yokk seen vision. kon sachet bi dépôt yi point de vente yi mu am ci Dakar. wala boo génnee Dakar. parce que am na fi juróomi point de vente am na Rufisque. am na Benteñe. am na maa ngi fa ko defee sorewuma la kay. Sébikotane am na Pikine Texaco waaw foofu lañ nekk ñun. voilà sorewuma la quoi mais tamit xam nga tamit des fois da ngay dox mais soo guddi bi doo mën a dox ko soxla quoi da ngay dox di am foofu. bi am problème kii waaw doo sax bu leen leen bos duggee da ngay am problème doo gis bu baax quoi. non non garaawul bëccëg bi rek ngay fexee ñëw fa wala nga yónnee fa incha allah. waaw ñun affaire yi méttiwul. voilà mu ne saako 5000. ah 5000 francs lay jar. ah 5000 francs. waaw 5000 francs. waaw incha allah dinaa ko tànte xool. amul benn problème merci beaucoup. waaw dina ñaanal yàlla yokkate waa bi gudd fan ko. amiin ñu bokk lépp. waaye yàlla la sàmm la aar la làq lu fi yàgg amiin bi jaay chéri bu jot ñu bokk. waaye ba li nga bëgg yàlla dafa yàlla dafa la ngay gis ci jàmm ak ok merci waay. merci jërëjëf. ok. waaw xam nga loolu olof dina ko wax mbémpeñ mbémpeñ mooy ki nga xam ne bëccëg lay gis mais du ko su guddi. am na luy olof xam naa ñuy dégg olof comme que ñun ay Haalpulaar lañu mbémpeñ. xam naa ne dinañu ci génn olof yi nañ dugg ñu wax ñu ko kon 77 532 31 04 moom mooy bu mu jokkoo bi képp ku bëgg a dugg rek pour
am question yooyu proposé yooyu posé professeur rek mën nga jaar foofu 77 532 31 04 waaye coordonnées Cheikh Omar 77 136 91 06 77 136 91 06 Émile Mariste ñoo ngi lay nuyu Émile Ngom. 107.0 Témoin FM allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. jàmm ngeen am. sant mu ñëpp mooy alhamdulilah. man de Cheikh Omar laa soxla woon. maa ngi lay dégg. maa ngi si jàmm. sant alhamdulilah. alhamdulilah. sëñ Cheikh jërëjëf. dama am biir buy métti te affaire bi day yàgg na ci man biir bi day def ballonnement. waaw am na tamit dajaloo sama jumbox bi ñu mel ne comme genre bol daal affaire bi daf maa sonal. waaw te dafa dee sama côté sama faar yi côté droite bi. waaw affaire bi daf maa sonal di téye sama bopp bi tamit di nekk ak tànk yëpp. waaw. waaw bul taxawal sa déglu incha allah dinañ ci dikkaat léegi ci kàttanu borom bi. ok foo ñuy woowee. man Grand Yoff laa dëkk Grand Yoff. Grand Yoff ok cant ak ngërëm ñeel na la ñu ngi nuyu waa Grand Yoff. ayca bisimilah sëñ Cheikh dégg nga. waaw dégg naa ko bon moom nee na douleur lay am ci biir bi. mais ci biir bi. waaw biir nag comme li ñu la wax léegi rek soit da ngay lekk loo xam ne bii waroo ko woon lekk mu rees nekk ci biir bi di metti parce que xañ na mbutit yi ni mu waroon traversé mënu ko def ko mën na dem ba ci benn koñ boo xam ni fii ci artère kii bi colon bi. colon bi mu toog fi. nga xam ni peut-être acide bi ko waroon fekk foofu pousse ko mu dem defu ko. ñam bi yàgg fa lool commencé di indi ay pigment di indi ay douleur ci biir. loolu nag da ngay man ci li ma xam man da ngay wut ci suñu garab yi. parce que nag it mënu ma wax yi lu ma xamul. mënu ma wax yi fi jàmbur wala mu dëgg la leneen. 107.0 Témoin FM suñu garab yi boo seet suñu garab yi. incha allah mën na dindi loolu. waaw sëñ bi ñoo ngi lay ziar. allo. allo oui da ngay wàññi rajo bi ñu mën a déggante. waaw xam naa ne bu ñuy dugg nañuy wàññi rajo yi wala ñu sori ko. ndax dina baax lool sinon rek déggante bi day xaw a sooxee. kon 77 532 31 04 képp ku ñëw rek ñu daal di lay jël di fàttali war ne aussi tamit fleurs yi li nga xam ne moom mooy garabu Cheikh Omar Diop bi am na fii ci rajo bi ku ko soxla tamit boo wootee 77 957 49 83 rek 77 957 49 83 di nga ko mën a am coordonnées professeur tamit 77 136. 91 06 si yi ñu koy jaay yëpp bu ko boo jokkoo ak moom rek dina la ko wax mais xam nga professeur. donc li may wax rek xam nga xam-xam moom bu wéree donc fu nit fajoo wéree nit fajoo na fa dee looloo ne d' accord nañ jël kii ñu ñëw. 107.0 Témoin FM allo. allo. allo oui. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu wér a wér. maa ngi déglu émission bi émission bi am njëriñ ku ma neex lool. jërëjëf. man maa ngi dëkk Ndoyeen. waaw. Ndoyeen ba Mbour Guettaar. allo. mooy Ndoyeen Mbour Guettaar. ah. Ndoyeen booy dem croisement Guettaar wala du Ndoyeen boobu. waaw non Ndoyeen mu ngi nekk ci commune bu Diamniadio. waaw xam naa Ndoyeen boobu xam naa ko. voilà foofu laa dëkk foofu laa nekk. dama dégg émission boo xam ne émission bu am maanaa la te war ngeen ci wàllu pajum wóom ak yooyu. waaw war ci wàllu wóom nit yi. waaw am na lu sax ak dama ko doon kam fu ñu nekk Babacar moomu ak fu mu nekk ci Sébi Kouta dégg naa tudd Sébi Pass sax. wala Sébi Soko. Babacar Faye. waaw jox ma adresse am ci Sébi Soko pour ma mën a jokkoo ak moom. incha allah. incha allah. waaw te ba ñuy kii rek laata ñuy jeexal incha allah dinañ jàll ci numéro yi fépp fu ñu mën a amee. garab gi. waaw. waaw. waaw ma ne bul taxal sa déglu incha allah dinañ ñëw ci ñi yor garab yi ak fépp fu ñu mën a ne ci biir réew mi incha allah. waaw incha allah incha allah man bu ñu Sébikotane ñu ngi Sébikotane rek ci Ndoyeen 1. waaw 3 kilomètres ak Sébikotane en tant que Sébikotane am na milieu boo jëlee Sébikotane rek. 3 kilomètres. dëgg la. waaw. cant ak ngërëm ñeel na la.
waaw incha allah. ok jërëjëf sëñ Cheikh xam naa man damay dugal benn laaj rek bu ndaw laata dafa mel ni waxtu bi daf ñuy bëgg xoj ndax moo ngi dem te luy dem di wàññeeku te dose ko dafay mel ni day jeex tuuti 107.0 Témoin FM la ñu jël ko ci ligne bi waaw sëñ Cheikh man damay dikkaat tey ci wàllum bu ñu naan ay maladies chroniques jot nga ci laal tuuti waaye tey ndax mën nga ñëwaat rek ci tënk ci yenn maladies yi nga xamante ne médecine par les plantes wala les fleurs mën na ko di fajte ñu seetlu ci yenn ci ñoom it traitement bi ngeen ciy def moo gën a gaaw ko yeneen traitement yi. waaw bare na lool nag bare na lool waaw bare na lool sax. waxtu bi def ñoo ko jëlee. waaw parce que lu tax mën naa la wax ni la comme diabète am na ci. comme infection surtout infection nag am na ci. pulmonaire macha allah résultat yu wóor a wóor ñoo ngi koy am. prostate moom beneen affaire la. sama jigéen bi sax daf may tooñ naan ma yow moom yaay xalifa général des prostate. déedéet garab géej ci man dara rek waaye du man. beneen bi mooy infection xam nga moom buñ ko waxee daanaka sax tënk na maladie yu bare parce que feebar bu la sonal rek daanaka infection moo ci dugg. même diabète bi ma lay wax sax tànk bi balaa ñu koy imputé wala leneen infection bi mooy ñëw ndoxu siti moom la ko olof di wax infection mooy ndoxu siti ci wolof mooy ñëw yàq sa yaram bi daf lay góom daf lay picc voilà donc kon maladie yooyu yëpp nga gis tey jii nii plante mën na ci lu gaaw a gaaw te émission moo ñu boole mais Cheikh mi xam na ni man musuma nangoo wax rajo waaw moom mii laa njëkk a waxal rajo bi ma jàngee ba ñëw ba tey jii yàlla suturaal ñu ñuy ànd ci dëgg moo ñu boole tey bañ bokkaat rajo. waaw xam nga tamit Chérif man dooguma la. mais dama ko mënu leen a nekk des étudiants nga yore say diplôme en master 2 nekk doctorat mu ba pare. génn mu gaar ak lii te yonte bi nee na xam-xam nit lekk ko moo gën suuf lekk ko. man kay lenn rek mu laa koon mën naa fañ nangam ngay taxañ xaalis nit ñi rek xamoo dara. man loolu moom wax dëgg yàlla ànduma ci ndax loxo bu set nag am na loxo bu tilim am na. loxo bu set am na loxo bu tilim am na waaye ku jaar ci 107.0 di Témoin FM ñu xam bu set ba bu tilim ba kon nag sëñ Cheikh yaa ngi doon wax wàllum infection. tey jii ak ñoom seen nga baal ma tuuti rek ma dugal foofu benn question bu ndaw parce que dañuy faral di gis même mbas mi dafay am ay virus yoo xamante ne dafa nekk ci occupé dënn doomu aadama ji mais léegi yéen yan xeetu faj ndax amal ngeen faj pour wàññi charge virale bi nekk ci. xam nga côté boobu. bon toujours rek dañ dëkk ci réew mi. te aussi am nañu parcours tuuti. jàng nañu xam nañ lu bëri. donc dañuy toujours rek moytu loo xam ni taxuñu jóg wala boog beneen déggin boo xam ni parce que dès le début. télé buñ ma masalaat woote rajo dama dégg ñu ni bu ci kenn wax. ça veut dire que xaw ma ban sens lañ ci jublu nag. bu ci kenn wax mais bu boobaa. moo tax ñu woowoon leen. bu boobaa non maanaam pour leeral la rek ni la ñun wax nañu bu ci kenn wax waaye woo nañu. ba ñu wooyee tamit lañ wax ak ñun xel mënu koo nangu. te man jàpp naa ne sax est-ce que woo nañu sax pour ñu génnee suñu xam-xam dëgg. parce que loo jàng sonn ci jaare fu bëri yaakaar naa kenn du ñëw seex naan la wax ma luy faj nangam te bind ko fii te wax ma nuñ koy defee. Chérif loolu yomb na. ku leen woo Chérif yaakaar naa loolu boo ko laajoon ko kay jarul sax ngay dem fenn dajal ci mbedd mi rek. ñun chaque fois bu ñu nekkee dañuy wax mais nit ñi déglu dinañ xam li ñuy wax lan la. parce que ku ñu gën a jàng sax ma ñuy déglu. yàlla suturaal na ma man en personne man ay major maa ngi leen di traité di leen tiitaroo nag parce que. damay kontaan ci ñoom xam nga tax may kontaan ci ñoom. ñoom dañu nekk ci domaine médecine. am seen problème. yàlla dogal ñu diisu ko ba ñëw mu fajoo ci ñun man sama mbégte lay doon ci ñoom. am na ci koo xam dama koy tooñ guddeeg bëccëg. dama ko xam nag nit ku jigéen yu baax xam naa maa ngi koy nuyu sax au passage. dama koy tooñ léeg-léeg ma ne ko waayow major bu tal ni yow li ngay daj day sonn day sant ci liggéey bi. may ajaaki ne mën naa ko tudd. moom moo jiite hôpital moom Abdou bi nekk Parcelles. dama koy wax ni ko lu tax yoroo oto toujours dañ ciy reetaan ma ne ko li ngay liggéey ci àdduna ak li ngay daj ci malade ba pare yoroo oto bu léegi. c'est-à-dire pour wax la rek ni la
ñun amuñu ay noon ak waa santé. wax dëgg yàlla am nañ ci kilifa yu mag xam nañ leen parce que xam nañ ni man ñoo ma gën a xam plante. parce que xam nañ plante day faj mais nag yàlla mën na maye. Chérif li ñuy wër gisuñu ko. Chérif yàlla may la yow nga gis ko. loolu kenn mënu ko weddi. te ku ko weddi wala nga am dut ci loolu am nga métit wala leneen ñëwal nga jël plante bi. te plante bi yaakaar naa ne maa ngi sant yàlla waxuma maa ko njëkk a gis ci Sénégal de waaye gisaatuma ko fi wax. waaw mooy plante bi ñuy liggéey nii. trouvé guma ko fi. lu leneen wax nañ ko fi. nee nañu plante bi nii la naan alors lan la mais ku ko yëkkati ba naan ko boo paree. yaakaar naa ne barka dem rek maa ngi rappelé sama góor gi maa ngi koy nuyu doom ju jógee Paris tànk bii métti mu sa société yi da koy déranger mu gàddu ko ñëw ni ko dama la yóbbu ci Diop Fleur parce que tànk bi day métti doom bi ni ko non ay garab yi daal da ngay waru paa bi nax ko ba indi ko ma ne ko non da ngay essayer affaire bi koy méttiwul essayer rek waaw boo essayer affaire yi mu jënd ci 2 sachets mais bi muy dem France daf ma woo ni ma naka laay def ba amaat ci garab yi man garab yi jeex na moment bi mun ma non Cheikh fexeel rek moom am ci 2 paquets te wallahi azim ci rajo laa nekk lim ci tegaat mooy bu ma demee ba France man yaakaar naa garab yi tubaab bi dañ koy jël mun naa damay fexe nu ma jokkoo ak yow te loolu mu ma wax ñaata nit ñoo ma ko wax Paris wax ma ko Espagne ba États-Unis mais ñun Sénégal lañ ko indil parce que dañu gëm ni ay doomu réew mi te il faut ñu wane ni fii li ñu soxla mu ngi fii mais boo koy wax comme waxandoo yi yàgg na te bëri xëy na nañ yàlla may fanu gudd rek lépp dina leer. voilà ñu bàyyi rek nga tàggatoo. aywa kon incha allah ñoo ngi leen di tàggu yéen ñëpp ki doon laaj numéro Babacar na ma woo dinaa ko wax 70 la 780 94 40 xam naa numéro yi du fi xaj. mais jëlee sama numéro rek ku ma woo après dinaa la jox ki ne Sébikotane ki ne Ñaari Tali ki ne Wokam Habib ñoom ñëpp di leen gërëm di kontaan nag ci témoin ànd leen ak ñun rek di déglu témoin parce que ñun dañuy def ay gëstu te lii rek moo ñu ñor parce que askan wi am lu ñu dégg xam ne ñun ñàkkuñu dara donte dugguñu ci waaye ñàkkuñu dara na leer ci bopp nit ñi nii looy jéggaane ci àll bi rek yaakaar naa am na biir Sénégal. kon nañ sant yàlla di ko kontaan tey gën a góorgóorlu ci malade yi luñ ci mën te yàlla rek tax ñu def ko yéen it yàlla taxawu leen. témoin gën a yokk gën a am doole nit ñi bàyyi ko xel bu baax ñun de duñ fi wax lenn lu ñu xamul te fas nañ yéene incha allah gën a xóotal gëstu bi ba mën leen di leen indil chaque mardi incha allah mooy gërëm auditeurs yi nga xamee ni nelawuñu ñoo ngi toog di déglu di rafetlu déglu gi luñ ci juum nag yàlla suñu borom la lu ci juum ci ñun la waaye lu ci juum ci yàlla suñu borom la ndax doomu aadama moom matul waaye li ñuy wax suñuy document la ñu àndal fu ñu toll ndax moytu balaa ñuy juum ñu corrigé ñu ci loolu kon maa ngi leen di ziyaare di leen ñaanal bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw jërëjëf professeur Chérif yow tamit looy tàggatoo. salaamu qawlan min rabbi rahimin salaamun ala man ittaba'al huda salaamualeykum wa rahmatullah kon la ñuy jox leen di daje talaata incha allah 20h jàpp 22h ci beneen émission médecine par les plantes ànd ko ak Cheikh Fall ak professeur Cheikh Oumar Diop jërëjëf. doo xalif waaw jërëjëf Chérif jërëjëf professeur ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu aussi coordonné professeur képp koo xam ne soxla na ko tam ak site yi nga xam ne foofu la ñuy jaayee li nga xam ne moom mooy fleur bi boo ko woowee rek ci 77 136 91 06 77 136 91 06 waaye aussi bu nekkee ne ci rajo bi tamit boo fi ñëwee rek fleur bi am na fi boo wootee ci 77 957 49 83 77 957 49 83 rek di nga ñu jot ki nga xam ne tamit xam naa ne bu leen toxal seen déglu ndax di jot ndongo mu ngi fi ndongo yow am na liir yu moom liir yi juddoo gu envoyé nañ ma message nee nañ ma suñu juddoo ñoom yow la ñuy déglu dugal fee nga toog ak ñu toog kaay nii nga tontul ma liir yi ndeysaan maa ngi di jaale suñu mbokk ba Thiam Aziz Thiam ndeysaan moo ko doon wax yàlla na ko yàlla xare aljanna nomba fii nomba na nga def ça va nomba nuyoo noo may dégg yaa ngi may dégg est-ce que mu ngi direct mu ngi direct yaa ngi direct voilà xam nga yóbbante àq la lii li nga xam ne juddooguñu ñoom ñoo ma envoyé message nee nañ bu ñu juddoo yow la ñuy dégg
waaw donc kon xam naa ne bu leen toxal seen déglu mais am na ku ma ne tey keroog nee na ma yow da ngay yëkkati tension ma ne ko ah lu mënuma luy faj tension ne yow yaa yëkkati tension bi de man de loolu sama yoon nekk ci. mais man maa yëkkati tension. waaw mais Cheikh Omar Diop la rek. professeur ah professeur tey waxul ci tension bi ah. waaw tension rek dañ lay yebal directement ci Cheikh Omar Diop la. kon nag bu yeboo ngeen tegal seen garabu tension ndax nu mu tuddee sa kii bi. non loolu li muy def nii nu mu tudd. dimension mbalax. boo kay dimension mbalax ah caxagul raas wala. te déjà ay fecc yu yàgg la yor. non damaa xamul kat jalgati xaw ma ak am na benn bu ñu doon wax xaw ma. Oumy Mbarké Ndiaye voilà. ay ñoom sàmm mbay yi te ay ventilateur climatiseur ñu ko doon xaw ma mu naan man sax nelaw naa sax nelaw na ci. ndeysaan ci àdduna jamono day dox kon. non xam nga rek xam nga aussi ku demul quartier sañ a taxaw ci buntu bay seetaan soldat yi maaj du dëgg amoon na fecc bu ñu doon wax xaj bi xaw ma te ndeysaan cuumbaay woyoon ko ak dégg ji. waaw dégg ji am na leneen tamit te mën na ma xaw ma kii waaye du ngeen ma gàggal ci xam naa ñoom Mawla ñoo ko xam kii. dégg ji man nag ay ñoom raas la maa seen xam nga. bokk na nag la ñanam defe naa la ñanam mooy fecc bu bees bu amumaan bi la ñanam moom la waaw bii la cuumbaay génnoon ko waaye doomu gàggal Omar xamoo ko ah. bax li bax voilà li bax bon voilà li bax laa doon wax mu ne kon ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm ngeen jégal ñu bu baax a baax ndax tamit noonu la il faut ngeen di dund non stress ndax mbir mi moom yàlla na yàlla formaté xol yi rek installé si antivirus te na xol yi féex nag na xol yi féex kon ki nga xam ne mooy jëjënam mu ngi new ak ci yéen ci li nga xam te ne nii moom mooy joggati wala xaw ma xëccal baalu jët kon yëkkati mo tëjël my eyes full of tears, bestow your forgiveness.